xamante ne rek tey teew nga fii ñu ngi leen ziar bu baax a baax di kontaan ci yéen di nuyu bu baax monsieur le maire monsieur Abdounar Mbengue di doomu Ndenat ñëw teew fii tey ñu koy jaaree bu baax a baax délégation bi mu àndal ñu mën ci lim ku mel ni As Mamadou Ndoye bëgg toog di nuyu suñu papa Issa Ndoye di ko jaajëfal bu baax a baax di nuyu suñu papa aussi Youssou Ndiaye moom it di kontaan ci moom waaye di nuyu monsieur le directeur ñëw xam donc li nga xamante ne nii mooy enseignement muy mbay doy moom it ñuy kontaan ci moom suñu yaay booy moom it mu ngi toog ñu koy ziar di kontaan ci moom bu baax a baax di nuyu waa ku def le grand Alassane voilà ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu copain Abdounar moom aussi di kontaan ci moom bu baax a baax waaye di nuyu suñu grand Lamine Niang moom aussi mu ngi ñëw ànd ak délégation bi nuyu jigéen ñi ñoom Mbacou Aminta Kam Mami délégation bi di àndal ñëpp macha allah Babacar chef de cabinet du maire ak la jeunesse ñoom ñëpp kontaan nañ ci yéen wala ku lim jub tey nag li ñu fi indi yaakaar naa ñëpp xam nañ ko yaakaar naa boo liiree fii da ngay liir arrêt Pape Mbengue man damay daan dégg Pape Mbengue rek xaw ma ko mooy Pape Mbengue tey laa koy soog a gis tey lañ ma ko wan fii mooy arrêt Pape Mbengue bu yee moom tali bi pare à chaque fois fan yii yëpp dama yegg ci oto man Babacar di filmé tali bi naan wuy sama ndey wàll naa am na ñu tali ndax dañ ko yàgg xaar mais Talla Mbaye nee na ma di laay dimbali ñu tali bi xamoon nga ne dina yegg donc d' abord dañuy félicité waa Ndenat macha allah ndax di yaakaar naa ñu ko am ci yoon ba ñëw kon nag bu ñëwee fii muy arrêt Pape Mbengue ñu boole si ñu ne ma Pape Mbengue fi mu nekk nii dafa am wifi boo xamante ne monsieur le maire Abdounar Mbengue moo koy fay at bu jot wifi bi pour waa Ndenat ñëpp la donc Abdounar bu defee loolu rafet na macha allah wifi baa ngi ci boutique Pape Mbengue moo koy gérer tey nag ñuy def inauguration boutique bi waaye Pape Mbengue ne faaw mu sargal monsieur le maire Abdounar Mbengue woo waa Ndenat woo ay xaritam ñu ñëw delloo ko njukkal loolu am na solo donc Pape Mbengue dañu koy jaajëfal bu baax a baax ndax fi mu nekk nii muy arrêt Pape Mbengue yoon wis bi fii métti tax wis waa Ndenat ñëpp la ñuy toog dégg naa di ci Cambiso am na ñoo xamante ne bu ñu xëyee fi la ñuy ndékkisee wax nañ ma loolu kon loolu am na solo kon Pape Mbengue gàcce ngalaama ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax man de maa ngi soog gis tey ay at maa ngi dégg arrêt Pape Mbengue maa ngi soog gis wax dëgg yàlla kon nag ñu ngi lay kontaane bu baax di la jaajëfal merci beaucoup pour tàmbali programme bi dañuy woo waa Toulouse ñëw ñoom ñooy njëkk ñëw am lu ñu may am lu ñu defal bégal xol yi ñu mën a continuer Toulouse ñëw voilà su baaxee rek ñu ñëw lan nga ma toog yow xam nga li nga def léegi nga def bañe léegi nga def pataay léegi nga def pataay waaw yow pataay suwa bi ba léegi jël naa jël pataay suwa bi daa wax léegi nga def pataay bu ma xamoon ne ci Pape Mbengue nga jóg doo ma si bàyyi booy waaw espacement dégg nga xam lay soriante taxawaay dama lay wax jox la nga wax jox la waxal maa ngi jóg dama bëgg nga tàmbali kan mooy Pape Mbengue Pape Mbengue mooy kan Pape Mbengue lay laaj yow bàyyi di doon Pape Mbengue lay laaj Pape Mbengue mu ngi fi ñëw en 1960 5 jóge fan Bambey waaye Pape Mbengue ëppal na fi mu dogal ñu fi juddoo ndax dëkk ci dëkk bi liggéey ci dëkk bi la ñu wax yaa waxal rek bu ma toog waaye di kam waaw Pape Mbengue mooy ki nga xamante ne mooy l'homme de tous les métiers Pape Mbengue mooy homme bi nga xamante ni bu ko ñëpp toppoon Sénégal bi dina gën a développé naam développé na mais grâce à Macky Sall waaye dina gën a développé Pape Mbengue mooy ki nga xamante ni leen na rek lañ ko war a wax bàyyi ka mooy lan ñappal doja Pape Mbengue bàyyi na saaga il est grand ça car Pape Mbengue se solide se mobilise pour le retour à la tête mais faut que le savoir qu'il n'y a pas de sélection sans les soldats jàmm mu njëkk ñu ne que le changement de comportement des uns et des autres soit de délégation Pape Mbengue est une base et qu'on peut la yara wa daaw waa bàyyi kam Pape Mbengue ku ko dooleel Pape Mbengue kii ko dooleel mooy kii ñu war a jël waaw ndax yaakaar naa ne ay coppite yu bees dafa am dina ku xool fii boo daan jéegi dem sa kër nii ngay def da ngay poussé bay bëgg a dee
bu la neexee bàyyi carax di coquette maire yi dina yëpp a ngi coquette waaw waaw ma ne coquette leen coquette dafa xew waaw lan moo tax coquette dafa am xam nga lu tax waaw am na lu tax coquette xew kan moo tax coquette xew loolooy wax kan moo tax coquette xew nee na chaque jour samay wax gën a jege gën a yegg waaw barki Rasulaay mën ñoo am lu gën kii Abdou Naar waxuma la ni naa de yóbbu laa Abdou Naar nee na ni ndax Abdou Naar mbéy waaw man ko topp waaw ba muy nekk président ASC Ndina looy wax de mën na fa la yeb mu nekk président 26 mën na fa la yeb waaw may tukki aéroport ñu ne ma lii nii bu ko kii am xamante ne Abdou Naar si ñëw doo dem aéroport la ilaha illallah mën a déete waay lépp yëpp man ko bëgg kaa jox yóbbu jël ki nga xamante ne mooy leader mooy Abdoulaye Diouf Sarr jox ko maire Ndakaaru jërëjëf bon bu loolu taxawee dafa am ñu ko dooleel boo ne Abdou Naar ne Saloum boo ne Saloum ne Abdou Naar waaye tey jii à part de aujourd'hui il est grand temps que la rompé Pape Mbengue ni ko ñëpp ay wax arrêt Pape Mbengue man daal bu ma déggee li nga bëgg a wax mooy fii ginnaaw bés ni ki tey duppee nañ ko Pape Mbengue mooy nga xamante ne nii booy bu ñàkk jom rek Pape Mbengue xëcc na la utal la métier te ñi nga xamante ne ni amuñu connexion fii la leen teg ne leen ko waay du fi teg looloo tax a laaj kan moo fi def wifi bi Abdou Naar mooy dox guddi gis booy di toog si taati PNT di connecté wu mu ne leen dinaa leen dajale leen ñëpp si arrêt Pape Mbengue fii ngeen a toog fi di connecté wu waaye bu loolu weesoo ndax dañ ne lu yëngu lu ne la ko yëngal ak ëpp doole te gis nga ki nga xamante ne moom mooy Abdou Naar Mbengue ñun di naan amuñu lu ko ëpp surtout comité gestion di nag Youssou Ndiaye a ngi fi kooku mooy Youssou Ndiaye président ko xam kooku alors bul wax français bul wax français bàyyi may laak espagnol dama français yo basta nada amigo bii dara doonul dara amigo mooy dara bii dara doonul dara laka dina góolu dénkaane kala doy sëriñ daara kala doy kenn du sëñ asamaan di boo xam ne yëkkul yàlla ku koy ne la koy sotti sa ndam te booy jéggi def bu ree ko la waaye ku am xaritu golo sa njëma du takkaw garab ku jël avance golo sa jàngi yéeg ku sabar tax a jéggi def boo kee war a xaar ko la addina suñ ne diw baax ne dañ naan bokk ya xel dal na mu dalal xel lii dalal xel mooy d'abord may waxal olof ay may conci gin men ay may house ñi ngi napp ku nekk gouvernement di nga vacance kan moo ma sa gis Abdou Naar vacance bàyyiwul man de masuma kaa dégg jaay dañu war a mën a yeewu bu baax man de su ma amee teenam meew bu may gaf sama tante Fall mi xam na li may wax ndiireen laa koy gaf ëttam ndiireen fii ku am teenam meew wala teenam jamaa booy gaf du war laa koy gas bu niin wàññi nag gën leen a jàpp ci loo leen mën si booloo doole mbooloo dañ naan dañ booloo buñ boole tàpp xolli rek luñ ñaan yàlla may ñu ko te jeunesse bi yaakaar naa il est jeunesse désespéré xool xale yi ndax boo utee programme xale yi ñooy jëkk a toog ñii dañu war a mën dañ leen war a mën a bàyyi bu baax a baax a baax a baax ndax ndaw mooy yërum réew te kii yërum réew da ko war a mën a tàggat ba ëllëg du am yenn jafe-jafe di naan tubaab bu kàll macha allah maa caw fa ngeen ko téye fala yéen moom xam naa ne moom la ko mën a la 23 la 24 maa yéen rendez-vous sa mairie bala maa yéen ma Ndakaaru Ndiaye di yee laay xam ne li may wax bon te dañu war a mën a samp arrêt Pape Mbengue waaye maam dañu war a mën a samp arrêt bi dafa am ay ñaan yoo xamante ne dañ ko si war a def am na solo sëriñ boo xamante ne tubaab fakal macha allah na comprendre nga ok mu créé benn leadership ñu ne kan Babacar Mbengue lu okk Abdou Naar xuri ka moom liñ naan kéwul lu tëb doom ji dëbët ku juddu si tàgg boo naawul jagaxal say mbokk nee na ko xaw ma kan mooy naar existe rek laa xam ndax ki nga xamante ne mooy Issa mu ñëw wili moom day nekk 4800 loolu ku koy génn Abdou Naar léegi fii bu ñu xoolee ñu ngi gis 11 kilos mboq loolu ku koy génne personne waaw
waaw bu ñu ko globalisé muy 3000 waaw ak 4000 la muy 7000 waaw léegi fii kii dafa juum de man de ay tiwo laa gis ay tiwo waaw 7000 léegi ñu gisaat 7 paquet sukkur sukkur bu ne 500 kooku boole muy 3500. loolu mooy bopp bu ne ñaari juróom-ñaar xam nga ñaari juróom-ñaar dañ ko daan joxe si jàkka ja après timis ñu xëccoo waaye léegi dañ ko def mouvement dañ ko moderniser kër gu ne nga jëf. waaw loolu daal mooy sarax yi mu ngi nii. fekk suukar yi naka mbay ñàng rek jëf. loolu la waaw mu ngi noonu. waaw mu ngi ne la mbay xaaral ma commencé enquête demee leen. yow kii maa ngi tamit war nañ ko génne fii Abdoulaye Pamenga Abdoulaye nee na mooy génne sarax yëpp waaw loolu. ayca tàllal leen ma ñaan. waaw bismillah bismillah ñu tàllal leen. waaw arrêté bi Pamenga yàlla ko say sët fekk ku lay xaar su lu bon yàlla fàdd. am nañ xaalis nañ génn aw yàlla Abdou Dar jël maire bi Yoff commune de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr jël maire de Dakar Ndiaye bu ko boobaa dañuy yëf dina neex. saari la ak baytir ak tet saari fi la Abdou Naar jóge baytir fi la Pamenga jóge ñoo bokk benn baay ñoom ñëpp dañu bokk nekk mbay Abdou yàlla na nga teg ci dugub yàlla na nga law li dina man dama jóge ñu jël rek ñëw yëngu Abdou mi nga saral sama xol bi yal na yàlla sore sa xol si barke Sëñ Babacar laaw la cat la xew la cat subhana wa taala ba ne buuba jigéen buuba góor buuba yaay ma jigéen ndooy yow war nga xam kan mooy sa maam Caba Ndooy yooyu sa maam Caba Ndooy moo jur Rabi Caba Ndooy moo jur Mbay Saari Mbeng moo jur Aliou Mbeng Mbay Saari Mbeng saaree baayam yaa def ma biig ñoo bokk benn baay saari bay kene bu taay ak saari bu taay ñoo bokk benn musuma dugg géew yaa ma tax a dugg géew parce que yaa ma defal saraan yow maa ngi la tudde loxo si poos dina nga laaw la cat laa xaw la cat dina maam bay jar nga laaw la cat dina maam am ma ndaw nga laaw la cat doon nañ buuba jigéen buuba góor buuba yaay ma jigéen doy jamba jas ak jamba jas sama mi la yaay jamba say la yaay mbaay la yaay ma tay ngoone a jati ga wa ñamar te sanju maam góor bu jàngaay nga ñamar te sanju maam góor sanju maam góor taxatu ma yendoo kedam doo to ma jaaroo ma taam ku sa yaay dina tamaat doo ma la ba natteen waaye ku sa yaay dina tamaat bilaay xam nga ne ba natteen sama taay sa yaay ngay mi nga yaayam sama taay yaayam yow la ñu choisir bu nga ñëw wax sama tur daanaka kàddu yi mu fi kii man la ñu wax ne kàddu yi Pamenga la man la ci wóolu jël ma def ma doomam dama lépp loo xamante ne jëm ci organisation bi ak lépp kàddu gi ñu ko war a yëkkati war cee gis sama tur rek bëgg naa nga waxal ma ko mais d' abord dañuy remercier ñi nga xamante ne ñoom ñooy délégation maire bi di si jiital ci xamante ne moom mooy monsieur le maire Abdou Naar moom ak délégation ak jigéen ñi nekk fii yëpp
di nuyu tamit suñu tante suñu maam yi ak jeunesse suñu danaat bi yëpp di jéggal bu baax nag si tardement bi parce que dañ joxewoon gars yi teel a ñëw tombé tamit ñu amoon problème technique si côté lampe yi daanaka loolu moo tax sax lampe yi yéex a tàkk mais ñun pare woon nañ bu yàgg donc jàkka ji mu ngi pare rek ñu mën a def programme léegi si loolu dañuy présenté li nga xamante ne moom mooy ndaje bi parce que ñetti événement daanaka moo fi daje bu njëkk bi moom mooy arrêt bi loolu yaakaar naa si woon na avant tali bi di pare parce que tali bi suñuy maam ba léegi ñu ko doon xaar yaa def mu sutee si régime bi fi nekk nii muy mu sutee si ki nga xam ne moom la ñu wax monsieur Abdoulaye Diouf Sarr accompagné ak Abdoulaye Mbengue ak waa mairie bi yëpp ñu def seen itte def si coono bu rëy pour tali bi mën a jàll ku xam projet Ndinane bi xam nga ne projet bu dëgër bopp la topp nañ ay at si daw mais yàlla def na sotti na ba Pam Mbengue nga mën si am arrêt kon ñu ngi ci sant yàlla di sant waa mairie bi léegi gannaaw arrêt bi muy boutique bi parce que ku xam Pam Mbengue nga xam ko social daanaka Pam Mbengue nga social moo tax mu boutique bi parce que gis na booy yi dañuy jàngi parfois ñu am ay problème mu bic ñu am problème mu cahier ñu am problème mu crayon mu ne dafay ubbi benn boutique Pam Mbengue nga ñoo àndoon si projet bi ñu koy ubbi na boutique bi daanaka Pam Mbengue nga bu la waree jaay bic loo manqué ndax lu mu mënti toll danaan garaaw dëkk bi dafa dëgg lii ki jox la ba mu jég man dama mujj a génn sax rek man léegi man bàyyi naa parce que mënoo investir ba pare di am perte te Pam Mbengue nga gisee ñi fi toog ñëpp mën nañ seen loolu ak loo mën a ñëwee même boo ñëwee amoo dara xam naa ni lay tax moom du doon bic du doon crayon bés boobu moom di nga jàngi moom ak loo mën a yëngu boo ñëwee doo nga dem kon loolu moom laa ko gisee léegi beneen bi mooy problème mu wifi bi parce que Pam Mbengue ñëpp xam nañ ne Abdoulaye bi mu ñëwee moom la dénk wifi bi Pam Mbengue wifi bi Pam Mbengue connecté wul Pam Mbengue demul WhatsApp demul Facebook demul Instagram Pam Mbengue moo gën a sonn si wifi sax ñi nga xamante ne ñooy connecté Abdoulaye bu nekkee ba Espagne da koy woo téléphone Abdoulaye payal facture bi boo dëkkee di connecté wuñu te mu tàmm loolu na def benn fekk du doomam du moom du kenn si waa kenn boo day ñëw du connecté te moom moo si gën a sonn ñëpp chaque instant yow Abdoulaye am naa lu Abdoulaye mën nekk fee fu mu nekk rek koy jël day dem ba këram 1h du matin di jënd ji xaalis fii te pourtant moom connecté wu yooyu noonu yëpp mu ngi koy def ba dëkk bi kasee tax ñëpp xam nañ ne Pam Mbengue pour social la comme loolu dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne mérito na fii nii ab arrêt buñ jógee si loolu ñuy remercier ki nga xamante ne moom mooy monsieur le maire parce que nee na moo man ci wax rek remerciement yi moom na yegg parce que ñëpp xam nañ monsieur le maire ak Abdoulaye seen collaboration yàgg na te ku xam Abdoulaye xamee ka monsieur le maire caaxaan nu si kafu si réew si lépp monsieur le maire la te ku xam monsieur Abdoulaye Mbengue xam nga ne moom mu ngi jàppale Pam Mbengue ci côté yëpp moo tax daal monsieur Abdoulaye mu ngi lay wax ne daal Pam Mbengue nee na amul sa fay mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm te li nga xamante ne moom ngay dëgmal di ko wuutu mu ngi ñaan yàlla nga jot si mu nekk ndam sedd buy jox la mairie bi Yoff Diouf Sarr bañ a maire Dakar nga jël mairie bi Yoff bi wasalaam. Ibrahima Thiaw kàddu yi gàtt na am na solo loolu def ciy baax maintenant pour ñu avancer dañuy jël kàddu gi def ko suñu beneen grand frère yaakaar naa moom dina kenn doon ko présenté ñu koy wax Sewru Niang ngay tàcc bu baax a baax a baax mu yegg fii moom aussi am ci kàddu Sewru Niang. muy Abdoulaye Mbengue mu sama tonton maa ngi koy nuyu wér mu sama tonton nag ñi nga maire Kalpe waxee kenn bu taay saari bu taay man ci foofu laa bokk waaw muy lu wóor nag maa ngi koy nuyu bu wér a wér a wér di ko nuyu di nuyu grand Youssou Ndiaye maa ngi koy nuyu bu wér tonton Yamba maa ngi koy nuyu moom itam macha allah maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu wér a wér a wér tonton Mbaye Ndoye maa ngi koy nuyu tonton Assane Mbengue maa leen di nuyu bu wér a wér waaw balaa maa dugg si waxtaanu nag damay jëkk si tonton Pam Mbengue muy sama tonton maar Pam Mbengue Pam Mbengue Pam Mbengue Pam Mbengue damay wax tuuti rek ci tonton Pam Mbengue d'abord Ibrahima Thiaw ñëw na laajte tuuti nag parce que Pam Mbengue tonton Pam Mbengue tey mérité na
ñu tuddee ko aar ak Pambenga moo dëgg yàlla mérité na ko parce que day dox ci social du sàcc lu génne xaalis rek joxe bu social bi ñëwee tonton Pambenga social de ñaar a doon day oo monsieur le maire bi Abdourahmane Mbengue mu génne xaalis def ci li mu ci war a def social boobu Pambenga da koy dox wala mu oo grand Youssou Ndiaye mu génne xaalis wala keneen ak keneen ci autorité yi ñu génne def ci xaalis joxe ko kon di kuy dox social muy Pambenga di ko ñaanal yàlla man nag moo taxee si mitin bi ñaari boor yéen a ma fekk ci arrêt Pambenga damay wax ci Pambenga wax ci Abdoulaye parce que monsieur le maire xam naa ko bu wér a wér li may wax óor na nit ñi óor na Saalum mële toog óor na nit ñi fii si Ndanaan ab naa sama waay la ma liggéey ak moom si Ndanaan at yu bëree bëri mu def lu ne si Ndanaan lu ne loo ngi xalaat def ko si Ndanaan te man li may wax man du ma wax kat kenn lu ma wax rek dëgg la kon monsieur le maire yal na la yàlla fay sa xol yàlla bu la fayee sa xol ah ñëpp dinañ kontaan yal na la yàlla fay sa xol parce que li ngay def si Ndanaan képp ku ko gisul da fekk bëggoo gis maa ngi door a taxaw si politique ci meeting wala ay ji di wax parce que Pambenga jaral na ma ko Abdounar jaral na ma ko donc yal na leen yàlla fay seen xol parce que gis nañ li ngeen di def si Ndanaan Pambenga boo ñëwee fii ay xale rek kaa fiy toog ñi fi nekk mën na leen a jur mais kenn mësu taa gis mu mer Pambenga du mer wallaahi du mer kon nag yal na ko yàlla fay xolam yal na la yàlla fay ci xol mérité nga lu ne fii Ndanaan kii mérité nga fi lu ne waaw kon nag monsieur le maire maa lay ñaanal yàlla yal na la yàlla fay sa xol lépp loo xamante ni bëgg nga ko yal na la ko yàlla defal loolu laa ci wax te lu wax du gën a gàtt na yal na leen yàlla taxaw jàppale leen allez Pambenga voilà merci beaucoup Sewru ambiance bi neex na am na solo jaajëf merci beaucoup Mar voilà tey yaakaar naa gannaaw bu mel ni Sewru Niang bu taxawee fii wax li mu wax ni indi ambiance bi kon xel mën naa dal macha allah ñun boobu léegi ñu ngi ànd ak Abdounar ci yox fu ne ñu ngi fay dugg waaye li ñuy gis Ndanaan macha allah day wane ne waa Ndanaan ñëpp benn bopp leen ñoo bokk ndey ak bay liggéey bi am na solo en tout cas ñun kontaan nañ ci yéen saa yu duggee Ndanaan rek mbégte la ñuy am bànneex bu rëy la ñuy am merci beaucoup à vous kontaan nañ ci waa Ndanaan bu baax a baax a baax Abdounar waa Lester nee nañ démb ñoo jël final bu ndaw bi du noonu ci tournoi Thiatou Tat voilà nee na ñu lay remercier bu baax si jàppale boo leen jàppale taxaw boo leen taxaw dugg leen donc merci beaucoup monsieur le maire Abdounar Mbengue waa Lester ñoo ko wax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. voilà maintenant dañuy continuer orateur yi jël kàddu gi jox ko Baye Bour. parce que fii nii yàlla dafa def boo ñëwee ci place bi doo xam ne ni kii moo mag wala kii doo xam ne kii moo mag kële doo xam ne lii ñëpp benn lañ macha allah. bu fekkee loolu ma commencé di wax gis nga dafa am gis nga élection yi jëm nii
dafa doon élection yoo xamante ni élection mosu ko ëpp importance si waa Yoff élection mosul ëpp importance élection yu jëm nii di wax ne di ngeen Cambérène comme ni mu defee liste unique importance bi waa Cambérène jël na importance bi si waa Yoff am ba def loolu Cambérène amu ko Cambérène ñun ñoo ko si ëpp fuuf comme que nag dafa am ñoo xamante ni jóg nañ pour xajamal cere ji may wax ne loolu buñ ko nangu buñ nangu pour xajamal suñu cere yi maa caw may dara laay wax bu ñu ko nangu bu ñu faale kenn bu ñu déglu kenn bu ñu ko nangu bu ñu faale kenn bu ñu déglu kenn ñaari élection la def ñaari vote lay doon 1000 ak commune 1000 ak commune waaw bu fekkee xam nga dafa am benn kii boo xamante ni gars yi dañ koy nit ñi ma dem ñëpp gars yi parce que dafa am kuréel yoo xamante ni ñoom dañuy waxtaan seen biir def consensus comme ça dañuy ñëw buñ ñëwee dañuy jël comme président bi day waxtaane comme ni ñuy def par ñaar yooyu day ñëw rek ñu votandoo ñaar yi xam nga yooyu après bu ngeen kiiwee ngeen expliqué ñu parce que ñu bari duñ ko comprendre voilà mooy comme loolu rek voilà ñu commencé comme mu nekk nii di gërëm waa ëtt bi aussi waa ëtt bi muy ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu farlu lañ ci affaire yi waaw te boo xoolee ñu si majoritaire yëpp daaw ñu voté Diouf Sarr waaw te boo xoolee politique aussi kooku moo si ëpp solo yi nga xamante ni boo ko soo ñëw doole si kooku lu si am solo la yi nga xamante ni dafa jóge fële ñëw doole ko si lu si am solo la te ay grand Saloum grand El Hadj ñoom ñëpp ñu ngi siy jàppoo ñoom Fatou Thierno ay Ma Omar ñoom ñëpp ñu ngi siy jàpp mooy loolu rek comme li ma wax rek bu ñu faale kenn bu ñu déglu kenn te buñ si bañ dara. parce que da nga jël poids quoi léegi mooy bés bi nga créé laa bëgg a dégg. xam nga moom xaaral rek kii xamante na moom kii moo tax ñu jàpp ma weeru koor police ab Cambérène kii maax moom càggana soola kii dafa timit lay bu ma ko bàyyi suba du dem. Wandi naat abday taali li may wax ci programme bi ci ñaari côté laay waxee quoi ci côté Cambérène la suñu grand quoi mën nañu wax ne suñu papa la parce que grand bu baax la ñun ñëpp fii la ñuy ne tam mën nañu wax ne monsieur Fatou Diop mën nañu jóg mais chaque instant day toloore ñëpp loolu ñu ko si sant quoi grand bu baax la beneen côté bi maa ngi waxee si côté waa Niass nañ jëm ne ñun
ay waa Ndinaat lañ te aw waa Ndinaat man li ma xam man boog nit ma yore aw waa Ndinaat day sot aw waa Ndinaat day sot nan la ñuy sotte mooy ëpp Ndinaat aw waa Ndinaat la ci li ma gëm man mooy man li ma gëm mooy xaram Ndinaat buy xëccoo ñi dëkk Tóngoor wala ñi dëkk Mbéngeen man xar mi la maa ko del man loolu laa gëm parce que esprit yooyu moom la fi mag ñi defoon yooyu moo fi amoon Ndinaat solidarité boobu suñu mbokk buy xëccoo ñun ñëpp nañ ñëw jàppale ka nga xam ne boo amee ndam suñu ndam la man loolu laa gëm quoi ñun ñëpp nañ ci taxaw foo waay mën a dem convaincre nit ñi foo waay mën a ne convaincre nit ñi pour ñu jàppale ëpp Ndinaat ak Diouf Sarr nañ ci taxaw xam ne loolu mooy suñu ndam ñun waa Ndinaat ak Yoff waaw maa ngi gërëm ñëpp di leen sant. waa ëpp bi dañuy meeting yaakaar naa fii la ñu wax ah fii la incha allah le 1er janvier waa ëpp bi dañuy meeting léegi voilà yéen ñi joxe xaar leen ñu bàyyi prix bi su ko defee ñu mën a am lu ñu leeral ndax grand bi ñëwoon léegi di magu pata bi am na lu mu wax loo xamante ne nii gars yi dégguñu ko te am na solo muy bàyyi buur vote bi ñëw incha allah le 23 janvier ñaari vote la bu ñu nee ñaari vote la mooy que ne da ngay ñëw voter pour commune bu Yoff voter pour ville bu Dakar doo yàkkam ne da ngay jël sa temps def ndànk boo ñëwee dugg ci biir bu dee Yoff da ngay ñëw jël 9 feuilles wala 8 feuilles 9 je pense boo jëlee 9 bi nga dugg ci biir mbañ gàcce gi am na bu mel nii du ma yor nii mooy bu chocolat bi am boppu fas bi bii moom ngay jël pour voter Abdoulaye Diouf Sarr yéen comprendre nga jël ko def ko ci enveloppe bi waaye enveloppe bi doo ko collé nga jël ko dugal ko ci mbañ gàcce gi voté nga pour Yoff boo génnaatee nga demaat jëlaat yeneen 6 boo demee bi ngay jëlaat mooy bu chocolat encore bi am boppu fas bi ngay jëlaat dugalaat ko ci biir enveloppe bi te doo ko collé dugal ko ci biir voté Abdoulaye Diouf Sarr pour Dakar muy ñaari vote nga dem toog xaar 17h jot ñu gagné jubilé du noonu voilà incha allah. di fàttali aussi que ne le 2 incha allah Mbathio Ndour dafay meeting fii buntu kër maamam incha allah le 2 janvier Mbathio dina am meeting bu rëy. Alla Ndiaye nee na mu ngi remercier monsieur le maire Abdou Nar Mbengue ndax dafa war a concert bu rëy le 4 janvier fii place ñëw te nee na Abdou Nar nga si gunge di ko accompagner di ko jàppale donc incha allah nañu àndandoo wàcc ko suñu ndaanaan bii di Alla Ndiaye le 4 janvier place ñëw maintenant. dañuy jël kaddu gi jox ko suñu grand Xulaar Diagne. maa ngi nuyu waa Ndinaat yëpp di kontaan si ñëw bi ngeen ñëw fii. micro bu weex bi ngay waxee. ci sa affaire bi franchement pare grand bu baax nga grand bu sérieux nga. ok. amal naa la fi 1000 francs ma naroon ma si yóbbu si yoon mais nag ñëw naa xanaa di ma ko baax. mooy li ma gis dina andi mooy ñun waa Ndinaat maa ngi leen di ñaan li lay war a sóor ñu jiima def le tout ba jàppale monsieur Abdou Nar Mbengue Abdoulaye Diouf Sarr xam nga lu tax man mii nii barke alxuraan c'est la première fois may wax si affaire de politique kenn engagé wu ma man maa fi jóg ne kenn du fi tax sa poste boo xamante ni dëkkul Ndinaat ma tàpp bi ay poste ay nit ne dañ ma yóbbu police comprendre nga ma tàpp bi ay poste ay nit ne dañ ma yóbbu police mais ragaluma loolu man bañuma ñu tëj ma si avec Ndinaat bu ma koy def nag dama ko def ngir yàlla saraka ñu koy wax as nga ne ma kay jàppale kon maa ngi koy def beneen bis topp mooy lillahi war a suuri ngir yàlla ak yonent bi yéen ñëpp li ngeen fi wax nii ni ngeen ko gëm ngeen dem ngeen votel kii man bu ma lay jàppale tamit la ak nu mu mënti demee si àddina dinaa si xool suma grand bi nii bu leen xool ne Abdou Nar joxuma dara rek waruma ko jàppale non non Abdou Nar am na ñu mu jàppale ñoo xam ne ñu la jigéen la Asiane suma papa la xam nga Papa Diagne suma papa la kon man Soda Mbine suma rakk la kon man Abdou Nar defal na ma bu ñuy gagné affaire bi buy leer nañ mu leere si avec Ndinaat te gëm naa ni bu ngeen si jàppee barke alxuraan dina gagné merci monsieur le ministre. jërëjëf yàlla ñu ngi fa nam sama gay kon nag bëgg naa leen na mooy doon dañ ci sama ci
ci yonent bi waaye feeg yaa ngi dégg waay merci beaucoup. voilà ay waa Leicester ngi nii voilà ñii ñoo ñi nga xamante ne ñoo doon jël final bi jël ndam li coupe baa ngi nii monsieur le maire Abdoulaye Mbengue moo leen doon jàppale tey ñu ñëw pour sargal ko delloo ko jukkal ay ca mu gaaw. waaw salaamaaleykum waa Ninaat waaw ñu ngi nuyu képp koo xamante ne mu ngi fi teew tey dañuy sawar a wax ci bis bi parce que bu ñuy sawar a wax mooy doomi Ninaat moo fi toog kon dinañ am pas-pas bu rëy pour jàkkaarloo doomi Ninaat pour wax ak moom dañuy waxee nag ci cadre Leicester parce que biñ commencé tournoi yi yuñ commencé yëpp la ñuy wax Abdou Nar kese la ñuy gis moo ñuy jàppale ci bépp côté démb dañu waroon a football benn final Pikine Abdou Nar moo def lépp ñun nag ay xale lañ te ñun ñëpp képp koo xamante ne day ànd si ñun am na carte d'identité kon tey dañuy topp si ginnaaw Abdou Nar lu mu ne lii la rek loolu la ñuy def parce que ñun suñu intérêt mooy intérêt Ninaat te tey boo gisee ñun waa Leicester ñu am fi du ñëw taxaw fii di wax ñun ku ñu xam ne si football kese la ñu xam tey bu ñu amee fi du ñëw taxaw fii Ninaat di wax nit kii toog moo tax li ñuy jàppale si bépp côté kon tey ñun dinañ sawar pour ñëw taxaw fii pour jàkkaarloo ak yow fii la ñuy ñaanee yàlla nag dugal fii kubab Ninaat même xale yi taxaw nii te dañuy ñaan yàlla ñun ñëpp ku ci nekk mooy li xulaar waxtaan nañ génne carte yi parce que wax neex na trop mais jour voté ba loolu moo am solo te tey dañuy ñaan ñun ñi nga xamante ne ñoo fi toog ñu am carte yi bu jour ba nañ ko jox fii suñ paree si Abdou Nar ñu jàkkaarloo am ñu war a dépassé dox si ay suuf ñun ñëpp dañu war a am ay pavage ñu fiy dox parce que Médina gënuñu ñun ñoo ko gën dëkkuwaay mais ñooñu gën ay mbedd ñooñu gën lépp parce que maire Dakar gisuñu ñun loo xamante ne ni jàppale nañ ñu ko ñun waa Yoff kon ñun nañ bàyyi xel maire Dakar bu baax a baax surtout ñun jeunesse bi côté jeunesse bi laa waxee maire yi seen wàllu wéy na nañ jiital doomi rek jeunesse bi nga xamante ne ñoo fi nekk nañ xam ci politique bi yàlla suñu borom defal te xam ne ñun ñu ngi sa ginnaaw wax du bëri nag baaxul dañuy bàyyi ba suuf bëri yu jëf kontaan nañ nag ci yow baax a baax. waaw yow kii joueur la kii mooy poul. ok d'accord waaw taxawal. suma xarit la suma doomu ndey la suma nit la li ma defal man nit ma suma kaa defal barke Cheikh Fall wax naa la yow bu xiib bu ragal yow takkal sa fit yàlla suñu borom mu lay xool ne moo xam ne yow da ngay jël ndax barke maam Cheikh Ibrahima Fall man amul lu may ragal de billahi wallahi yow boo taxee man sol sama rouge blanc yow yaa tax man dama waxoon ne ni ko solal rouge blanc am ñaar doomu raag xëgate barke maam Cheikh Ibrahima Fall xam nga la ma waroon loolu dafa ci Ninaat di jël dama ci barke dama dem bay doy billahi wallahi xam nga la ma waroon loolu barke Cheikh Fall laa la wax billahi wallahi dama dem bay jël benn laa toogoon ko sol barke Serigne Bamba du duggee Ninaat ma ne man ku ma laal bu duggee si man nga nii billahi wallahi maa la ko Abdou Nar
barke Serigne Fallou Mbacké laa loolu maa la ko wax Abdoulaye Diouf Sarr day gagné barke Cheikh Fall yàlla moo ko tegal ba pare ay buram yi ñamulul de dara xam nga li ngay wax ay dara rek xalaat loolu da ngay jël dama sa bopp barke borom yow war naa la xoolal yow boo jaaroo ci tool oto la yow kenn du taxaw sa kanam boo bëggee dem maa yow ñooy ànd barke Cheikh Fall Abdoulaye Diouf Sarr mooy suñu leen Dakar Abdoulaye Diouf Sarr moom Asmali Sarr sa baay sëtëm ma Samba Sokki Sarr maam Halima Sarr maam Birima Sarr Abdoulaye Diouf Sarr moomu day Abdou Naar yow yaay meeru Ndakaaru wala yow yaay meeru Yoffey Abdoulaye Diouf Sarr yaay mbindi yow lay waxal Babacar Mbengue mooy sa baay mu ngi jël sa mafeegu dina xool yow mi dem suur fi banta naa la seetal yi ngeen may mu ñëw dafa am benn way boo xamante ne moom laa wayoon moom di jóob Abdou Naar yow fokalal mu riiro yaa gën a ñu ma ñu bari jëlle Abdou Naar yow fokalal mu riiro yaa gën a ñu ma ñu bari jëlle ay waa rasuli dara duni Dakar jaajëfal grand Saya loolu Saya ñu koy remercier bu baax a baax a baax ndax taxawaayam ci dara ak li nga xamante ne voilà rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen baalu ak ci kàddu yi ma bëgg fas yéene yëkkati nii di nuyu monsieur le maire ak ay adjoints di wax ne tamit Pape nga le mérite revient parce que tamit boo xoolee ñii fi témoigné même témoignage bi rek laa fi dooli si yow parce que dama wax ne arrêt bi boo xoolee durant avant dara di xew bu jëmi yàlla tey jii Sénégal en 1960 la am indépendance 4 avril 1960 tali bi projet bi ñu ngi ko tegoon en 1966 ba jusqu'à nos jours te suñu borom dafa wax ne kullu shay'in ajal nee na bépp mbir boo gis rek dama ko utal app yàlla nag daf ko dogalee si eeru Abdoulaye Diouf Sarr tali bi jàll kon loolu dañ ko war a sant suñu borom sant ko monsieur le maire ak monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi leen di remercier si loolu
parce que damay wax ne tamit dëkk bu bëgg a développé tamit fa mu am infrastructure yu baax dëkk mënul développé sans infrastructure infrastructure mooy tax dëkk mën a développé. beneen bi damay wax ci wàllu benn message bu ma bëgg a jàllale vis-à-vis avec jeunesse bi parce que tey boo xoolee Sénégal partout muy si wàllu lamb muy si wàllu arène politique muy si wàllu lu mu mën a doon il y a trop de violence li ñu tuur si deret dafa bari trop te jeunesse bi boo xoolee fii kër la ñuy génnuñu si àll bi fii kër la ñuy génnee te dama am benn message boo xamante ne dama ko jàngoon si Luqmanul Hakim dafa wax ne yaa bunayya inna dunya bahrul amiq faqad halaka fihi naasul kasir fa jaxal safinataha fiha taqwallah dafa wax ne yow sama doom adduna moo gën a xóot géej nee na ko adduna géej la te moo gën a xóot géej te doomi aadama yu bari la beneen si géej gi ñu tuddee adduna te de kenn mënatu leen a sauver moo tax bu fekkee ne da nga bëgg a sauver si dund googu nga xam tuddee adduna da ngay jël li nga xamante ne mooy ragal yàlla nga yéeg si gaal googu noonu ngeen nga mën a mucc si adduna te tey boo xoolee waajur yi éducation bi nga xamante ne moom laa bëgg ñu def ko si jeunesse bi parce que dëkk mënul développer sans un jeunesse conscient te jeunesse bi dañu war a conscience si loolu noonu tey mën nañu ànd ak suñu leader ñëpp def suñu politique ni mu gën a muccee ayib te benn deret du tuur benn goutte de sang du tuur ndam li Abdou Nar bu ko jëlee keneen bu ko jëlee ndam li génnul Yoff parce que élection municipale la ñu wax ku nekk sa élection ay gox goxaan la kon leader yi nekk si Yoff yëpp ku nekk na nga def sa campagne ni mu gën a rafetee sans la violence man message boobu dama koy yàgg di jàllale fu mu mën a doon parce que mën nañ def politique sans la violence te bu fekkante ne monsieur le maire violence bu ngi commencé si seen kaddu yéen ñi nga xamante ni yéen ñi suñuy leader ñu di leen xool mooy la violence verbale parce que nit ki kaddu bi muy génn bu fekkante ne kaddu bu ñëw la rek yaa ngi def li nga xamante ni muy fugg si jeunesse bi nga xamante ni dafa pare ngir xeex te loolu dañ ko war a éviter ñun ñëpp ay mbokk lañ te Yoff dama wax ne benn la kenn mënu ko xar ñaar depuis suñuy maam ba jëm yàlla tey jii Yoff benn lañ ko mas a xamee kon nañ def politique bi ni mu gën a sellee ñun ñëpp ñu yaral suñuy doom ñu wax leen ne le 23 janvier incha allah suma jour anniversaire la yàlla may suñu leader dam ñu féetewaale ko incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ngi ñëw yow ñi fi teew ñëpp jiital si nuyoo bi monsieur le maire ak délégation bi mu àndal ñu laajee si monsieur Djibi Samb ñëw nga sa dëkk Seas Ndoye ñëw nga sa dëkk président Issa ñëw nga sa dëkk ñu boole si noyo bi notre directeur Mbaye Ndoye ak le docteur Ndoye Diène di beral nuyoo aussi Babacar Mbengue di liggéey bu rafet bi nga xamante ni mu ngi di liggéey fii si Ndinane avant may yegg ci Pape Mbengue bi wër na dës bi may rendre un hommage monsieur le maire si vous le permettez monsieur Issa Ndoye mii toog pour ñaar ñun dañu dugg ci mouvement navétane yàgg ci lool am ci trango yu nekk mu nekk suñu maître na durant suñu carrière bi ñu def ci navétane yëpp yàlla def ci wetam la ñu nekk ñu nekk magam dëgg mooy lu ñu xam ci navétane ak lu ñu xam ci management li jëm ci wàllu groupe yàlla jébb ci tey donc tey c'est l'occasion monsieur Issa ñu lay remercier encore une fois la nga def defoo ko dara mais xam nga nit rek buy liggéey xamul ne mu ngi créer ay nit yow si ñu créer nga bokk sax donc encore une fois jërëjëf. beneen bi ñu koy remercier ci li ñu jëm nii muy élection locale parce que moom mi Issa tey posture am mënoon na xool intérêt parce que loolu ñuy wax yeewu askan wi mooy représentant yoonu askan wi fii ci commune Yoff mu nekk piste porteur de voix ville de Dakar boobu mu nekk fa ak Khalifa Sall bokkoon ci ñi ko gën a sël xam ngeen loolu teraanga la mais yooyu yëpp la bàyyi teg fële ñëw na yey jàppale ay frères am monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak monsieur le maire Abdou Nar Mbengue loolu nag njàngat mu rëy lañ ci teg may joindre ci li ma wax Issa c'est valable aussi pour notre frère Djibi Samb bii toog Abdoulaye Diouf Sarr amul parti de
ci biir parti la ne muy appareil bu am solo mais Djibi Samba mii dafa yoroon parti monsieur le maire Diop mu jël partem teg ci biir di ko accompagner loyalement ñooñu ñëpp gis nañ ko donc ci contexte bi mu jëm ñaari mbir yooyu rek dafa jar ay jàngat ñu xam ne ci benn cycle lañ ne boo xamante ni bu ñu rëccee dinañ toogaat 25 ans sinon plus boobu occasion dootul présenté wu nañu gën a ubbi suñuy bët nit dafay ràññee nit dafay am ay repères te repères yooyu doy na ci ñaari exemple yi ma leen bàyyi nii bu doon amu bopp ñoom ñii dañ dem toog utal seen bopp te tey ñii taxaw fii di demander ay maire yi ñii taxaw di demander maire bi tey kenn gënu leen ci profil ñoom ñii kenn gënu leen ci profil ñoom ñii mais dañu bàyyi lépp ñëw wéeru ci Abdoulaye Diouf Sarr ndax problème contexte bii nga xamante ni fa lañ toll muy Alaaji Diouf Sarr position bi mu ne du kenn ci Yoff pour fa ne ba ñi nga xamante ne dëkkuñu Yoff ñun ñu koy envier donc ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkk ak moom lépp lu doomu aadama yi jàppoon war nga ko mën a bàyyi ñëw topp ci ginnaaw ne serait-ce que pour loolu te nag ñu dolli si dinaa ku nekk xam na ni mu meloon géographiquement dëkk bi dëkku cosaan la mu enclavé tali bi tey ñu dox ko pendant 40 ans mën nañu si dara fu nañu def su wër na ñëpp tey jii lii ku xool Abdoulaye Diouf Sarr bi mu fi nekk léegi dafa il a totalement transformé Yoff tournel bi ku toog Yoff def 3 ans bitim réew boo ñëwee fii boo tey autoroute bi bu ñu la fii Yoff la ngeen ubbee donc loolu ab liggéey la te position moo ko may loolu position moo ko may loolu Yoff rek newu fi ab village xool leen village environnant yi man daf ma jaral ma dugg commune par commune boo amee njaaxare sa xel ci moom la jëkk a dem waaw kooku nag bu fekkente ne mu ngi jéem di seet la muy seet pour boppam di jéem a seet nu mu améliorer condition de population yi fu mu taxaw ne leen jaar leen fa rek nañ fa mën a jaar te incha allah tuunde naat résolument dinañ topp sa ginnaaw incha allah ko yàlla dogalee la nga waxal Abdoulaye Diouf Sarr nekk bu la neexee nga dem Dakar bàyyi ko Yoff gii bu la neexee demal nga bàyyi ñox ndinaat incha allah lépp loo xamante ni monsieur le maire moom la soxlaa si njaan gi dinañ ko ànd ak moom te xam ne traditionnellement sa suñuy maam ba tey ndenaat électorat bi fi ne amul fenn booloo bi am ci ñoom amul fenn donc nag nañ daan poussé Yoff tey jii lañ ko gën a soxla nañu ànd doon benn topp suñu ginnaaw leader te xam ne lépp loo xamante ni mu ngi koy jóg di ko seet pour askan wi la wax ji nag bari na mais nañu xam ne nan lañ koy waxee dara saam ñaata xaw ma la ñaata bokk waaw loolu lu am importance xaw ma ku doon benn philosophe boo doon créé mais wax na dëgg te di xam ne dëgg aussi vous voyez la route là dafa désenclavé totalement dina mooy nit ñi yàgg nañu fi ñuy jooytu dara mënu fi am magasin pour nit ñi mën a jënd sax amu fi ay boutique moo fi am te jamono day dem ba weesu ay boutique yeneen infrastructure man fi am mais képp koo xam ne da ngay investir da ngay bëgg lu am visibilité marchandise moo yor nga mën ko jàllale te léegi yàlla def na sunu frères yi fexe nañ ba indil ñu fi tali bi nii la sa des nag mooy ñu jàppale leen ci li ñu jëm te li nga xamante ne mooy xale yi ndenaan ouvrage bu toll nii bu ñu leen ko defalee fii ñi ko fi def wàcc nañu léegi la sa des mooy waa dëkk bi lii dañ ko war a entretenir lii dañ ko war a sauvegarder coono bi ñu ci jotoon vraiment ñu def teeg comme suñu bos comme suñu bakket yàlla def monsieur le maire je vous apprends ici ma suñu si wax nag mooy pour accompagner cette route là dañu créer benn réseau boo xamante ni mooy bras comité de gestion parce que ñun ay mag lañu te xale nag moo war a entreprendre fexe nañ ba tous les mouvements de ndenaat yi nga xamante ne ay jeunes lañu daje nañ leen ci benn réseau boobu nag jox nañ leen ay instructions pour que accompagner cette route là
jéem a embellir dëkk volet embellissement xam nañu ne monsieur le maire ak son premier adjoint lancé na benn opération pavage pour Yoff zéro sable mais fi mu nekk nii wax nañ leen ne tey dinaat commencé nañ parce que la ñu gëm dama ne leen xale yi dafay entreprendre addina bi fu mu jëm mooy dépendance baaxul nit dafay mënal boppam lépp loo xamante ne yaa ngi koy entreprendre da ngay jóg nga ne man lii laa am commencé naa ku ñëw fekk la si alors pour vous dire que rek nous avons tey jii un très grand plaisir ñëw fekk réseau bi nga xamante ne c'est composé de jeunes jënd nañu machine buy fabriquer ay pavé ut nañu ciment ut nañu lépp commencé nañ def nañ premier lancement bi tey incha allah bal programme boobu laa commencé dina fekk dinaat vraiment lu bari ñu jot ko def la say de seur day accompagner rek waaw donc tey bu fekkente ne dañu war a mën a am leader bu mel ni monsieur le maire Abdou Nar Mbengue dinaat war na mën a joxe toujours les bonnes actions lépp loo xamante ni dafay avancer loo dëkk ñu nekk fi donc daal loolu laa ne woon dinaa la ko wax man maa def exprès vraiment je ne vous ai rien dit dama bëggoon rek mu nekk ak surprise ci yow nga xam ne xale yi dëkk bi vraiment ku leen jàppale ñu def loolu nag mooy li nga xamante ne loolu laa bëggoon a wax lu jëm ci wàllu maanaam suñu taxawaay beneen bi bu ma permettre tuuti rek parce que élection yi ñu jëm dafa ne ça fait presque 12 ans amul te man nga am sa mbër ba pare le jour ab simple vote moins de 2 minutes mu yàqu de ce fait suñu frère Djibi Samb am na benn vidéo bu mu posté ci réseau yi pour wane technique de vote loolu nag dama bëggoon waa réseau bi ci pilotage yu Ibrahima Thiaw ñu jël vidéo boobu tas ko ci portable yëpp sànni ko sa portable pour nga mën a xam nan lañuy voté parce que quand même c'est un peu compliqué parce que da ngay voté ñaari yoon lépp loo xamante ne mooy technique de vote moom dina ko wane ci vidéo boobu donc ñu ngi ñaan monsieur Ibrahima Thiaw xam naa dina dem ci benn mouvement Adam xam na ko bu baax mais wax tey parce que def nañ ay rencontre yu bëri jëluma kàddu foofu noonu def nañ ay rencontre yu bëri jëluma kàddu foofu mais tey Bayor gi Pamé nga Bayor daf mooy yóbbante si yow quoi te avant mooy yóbbante si yow sax amoon naa yéene wax loolu mooy Pamé nga ñun suñu conscient la fii man dem nañ sa maar mi nee na man Mbengue laa sant comme ni may àndee ak ñoom mais comme ni ñuy wax mbaam gàtt na waaye si jur gi la bokk sax yaa ngi koy def sama mbokk yi nekk fii yëpp seen ay électeurs fii la ñuy voté ñoom te bëgg naa ngay dem si ñoom di leen soññ di waxtaan ak ñoom aussi parce que kii xaru sax jàpp naa ne kii xaru bu amoon ku waxtaan ak moom du xaru quoi te bu bés bu jotee dina ko soññ pour loolu mu dem voté Pamé nga yow moom wax dëgg yàlla li mënu woon ñaan ndax toog ngóor ba ndenaat waxuma dama fas sama kanam rek ba ñi ma àndal nee nañ ma xam naa dikkaleeti nga parce que man bëgguma lu yàqu mais jotaayu tey bi wax dëgg yàlla dafa dindi stress bi ne woon ci man yëpp kon waa ndenaat ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di remercier si jotaay bi may tàmbali kàddu gi rek di nuyu waa ndenaat yëpp jël nuyoo bi teg ko ci loxo Youssou grand Youssou ñu ngi lay nuyu ñu jël nuyoo axlu politique u ndenaat yëpp teg ko ci loxo suñu coordinateur monsieur Mbaye Ndoye ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci liggéey bi ma jël nuyoo waa boutique bi vraiment ma jox ko sama grand frère Pape Mbengue Pape ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm wax dëgg yàlla man de amel naa ko àllarba ndax ba may def première Pape Mbengue moo ma doon defal cours du soir mais om na ma ba taaye ndëkk om na ma ba taaye wax dëgg yàlla mais sant yàlla am na sànq ku jël parole ne Pape Mbengue moom mooy l'homme des 12 métiers wax dëgg yàlla foofu la tàmbalee ak ñun jàngal nañu cours du soir lu na daal participer na ko ci développement ndenaat kon tey bu ñu nekkee ci mbir moom mu gis ne apport am daf ci am solo mu ñëw indi contribution am mënuñu lu dul jaajëfal la
ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay Abdou Nar ku ko jàppale comprendre nga ne li Papa Dame wax léegi nii moo fi am élection yi du élection caaxaan kon boo jógee rek jógaaleel ñi nga nekkal wane nga ne waa Ndenaat gépp war nañ jóg may lancer appel waa Ndenaat gis ngeen Papa Dame dafa wax léegi wax bu am solo que ne Ndenaat sot lañu ñu xame woon mais dafa am ay jikko yoo xamante ne nii dañ ko commencé gis ci dëkk bi wax dëgg yàlla na ko suñu borom jëlee iññaan amul woon Ndenaat soxor amul woon Ndenaat te franchement dafa am ay kàddu yoo xamante ne nii man de sañ naa ko yeggi man Babacar ci dëkk bi laa dëkk bu ñu commencé di ko dégg ci dëkk bi jëmale ko ci jëmma ji ndax lan dañu am yaakaar ne élection yi ñu jëm Abdou Nar Ndenaat daf ko war a boot totalement bu ñu gisul loolu rek am nañ sañ-sañu wax parce que kuy sonn ci quartier rek coono boo mënti daj ci quartier rek man jàpp naa ne Abdou Nar coono boobu daj na ko ci Ndenaat waxatuma waxu Abdoulaye Diouf Sarr man du ma waxu tali mais damay indi affaire de doom affaire de quartier affaire de participation ci développement quartier Abdou Nar taxawaay boobu am na ko sën kon waa Ndenaat nañu am réflexion boobu ñu jëlee ko foofu beneen bi mooy ñun waa Ndenaat bëgg nañ dara mooy Abdoulaye Diouf Sarr Yoff la dëkk Abdoulaye Diouf Sarr racine politique am seen Ndenaat ñun bu ñu nekkee des Ndenaatuwaa ñu bëgg a jël Abdoulaye Diouf Sarr ne dañ koy yóbbu mairie ville de Dakar ñun waa Ndenaat dañu war a nekk booloo en masse gunge ko ci li nga xamante ne nii moom mooy liggéey ku mu neex nag nga woote ku mu neex nga nekk candidat mais dama ne amuñu ku gën Abdou Nar mii ñun waa Ndenaat bu fekkente ne ay candidat la ku ne manifester boppam y a d'autres personnes yoo xam ne ce sont des Ndenaatois ñii ay candidat la ñii ànd nañ ak ñeneen mais dama ne ñun waa Ndenaat ànd ak Abdou Nar moo ñu war bu ñu ko waxee mu dëgër moo ñu war buñ ko waxee ak masla moo ñu war kon c'est pas encore trop tard pour ñu ratifier tiir yi ku ñu mën a seeti nañ ko seeti nga ànd ak keneen nga dem nekk ak keneen nañ dem ñu wax ak yow faire le comprendre que ne la personne à accompagner c'est Abdou Nar Mbengue mu dem jàppale magam loolu mooy li fi am gis nga élection yi ku ko jàppee compétition wala nga def ko loo xamante ne nii nan laa ko mën a tudde guerre la da ngay nax sa bopp élection yi élection représentativité la élection intérêt la intérêt communal la intérêt quartier la ñun suñu doom mënuñu ko def candidat de la ville de Dakar les Yoffois bëgg di jouer ci conscience nit ñi di leen gëmloo ne Abdoulaye Diouf Sarr n'est pas la personne idéale non non nañu bàyyi caaxaan yi ku gëm nga gëm ku gëmul bàyyi ko ak li mu gëm bu ñu dem fen di gëmloo nit ñi ne Abdoulaye Diouf Sarr Dakar kese la soxlawul Yoff que am na beneen candidat à Yoff bu dul Abdoulaye Diouf Sarr El Hadji Biram Ñing àndul ak la coalition Benno Bokk Yaakaar Biram Ñing dafa am coalition boppam Abdoulaye Diouf Sarr mooy la tête de liste de la coalition à Yoff nekk à Dakar ñun bu ñu gañee élection Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy nekk maire bu ñu gañee Dakar mu dem nekk maire Dakar le conseil municipal fal maire ñun dañu bëgg ñu fal Abdou Nar Mbengue maire Yoff lii mooy wax ji ku jël suñuy tourne ku yor sa njublang ak sa féewaloo ne Biram Ñing Abdoulaye Diouf Sarr lay liggéeyal dañ koy jox Yoff Abdoulaye Diouf Sarr dem Dakar c'est archi faux ànduñu ak moom parce que gëmul ne ñun ki ñuy boot man kii laa gëm tonton Issa laa gëm c'est une personne boo xam ne il a compris taxawaay bi mu am El Hadji Biram Ñing moom la waroon am ñeneen ak ñeneen parce que tamit moom laa sañ a tudd parce que si ñoom laa dégg ñu ne ñoom si coalition bi lañ bokk bu ma déggoon keneen wax ko kon ma rectifié ko tudde yeneen tur mais tonton Issa jërëjëf yàlla na la yàlla fay sa compréhension ak sa taxawaay vous avez compris que Abdoulaye Diouf Sarr Yoff yëpp dañ ko war a accompagner moo tax nga ñëw accompagner ko buñ ñu nax ndëg buñ ñu nax ñun waa Ndenaat gis ngeen tali bi amul benn Ndenaatuwaa bu gënoon a bëgg Abdoulaye Diouf Sarr pour mu pare amul benn Ndenaatuwaa bu gënoon bëgg Abdou Nar pour mu pare rawatina ñi nekk Ndenaat yëpp di ànd ak moom
kon bu kenn utiliser les faits yi nga xam ne moo am ànd naa di ko politiquer bu ñuy campagne nañu utiliser seen ay programme nañu proposer au Yoff quelque chose ñu bañ ñëw ci opération dénigrement ñun mën nañoo saaga mën nañoo wax ja ñaaw mën nañoo sos mu nga xaat ga kon bu ñu buggee ñun foofu rek waxante lu ñaaw day am te bëgguñu yegg foofu élection yi élection naxante la waxante li am convaincrante ànd def ensemble dem fal ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr choisir Abdou Nar comme le maire de Yoff loolu moo fi ne maa ngi guddal mais mënuma terminer sans pour autant ñu remercier waa Kambisu Pambeng vraiment jërëjëf gis nañ seen ab grande zone mooy nga am gëm sa bopp xam ne mën nga xëccoo dara nga gis ku la ko gën a placé nga ne bàyyi naa sama wàll ñëw naa jàpp na la grandeur bi nga am Issa yàlla na ko yàlla fay dafa am mag ñu doon wax ñu ne Yoff galaj gu bañ dugg bu mag ñi masaan liggéey wala ñuy def lu bon jógee àll ba di ñëw bu ñëwee bon foire foofu la seen galaj di ko jël amul war a loolu valeur yi fi mag ñi incarné woon valeur yooyu yow moom nga Issa di wax ci yow sax du ma ko def yàlla xam na ko parce que Essa Sarr moo la jur Mati Diop moo ma jur Mati Diop Ablaye Diop a ko jur Ablaye Diop mbër Bayda moo jur Essa Sarr Bayda ak Ablaye Diop ñoo bokk benn ndey seen ñaari yaay ñoo bokk ndey ak bay boobu du ma wax ci yow mais damay wax Wandiraan ñu ngi leen di gërëm au delà de Wandiraan ñuy wax Pape Mbengue nii xam nga Pape Mbengue lu tax ma fonk ko dafa bëgg Abdou Nar billaahi wallaahi tallaahi Pape Mbengue ku bëgg Abdou Nar Pape Mbengue du ma ko romb te newuma neel Abdou Nar pourtant mën na ko woo téléphone donc bu demee ba waa Kambisu di woote lu mel nii dañ leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp may leen ba le 23 incha allah lu ngeen bëgg si Abdou Nar yàlla ko yàlla def lu ngeen bëgg si Abdou Nar yàlla ko yàlla def monsieur le maire Pape Mbengue nee na mais ñun ñaari permanence la ñam de Babacar am na ñaari permanence kër Ramata permanence la digg Pape Mbengue permanence la dañu bëgg ci kàttan yàlla à partir du le 1er janvier bu jigéen ñi nekkee kër Ramata ñun góor ñi fii la ñu nekk kër Pape Mbengue monsieur le maire jàppaleel waa Kambisu Pape Mbengue xam naa yaa ngi jàpp mais dañu bëgg ngeen gën a jàpp soxna ñu ngi lay gërëm soxna sa taxawaay rafet na soxna yàlla na la yàlla fay mais man damay wax rek que le 23 janvier incha allah le 23 janvier Jibi amul nelaw le 23 janvier fekkee ji ñu Ablaye Diouf Sarr fa mu nekk ñun xam nga ñuy def topp talim dinaa di ba jeexal ko toppaat talim dinaa ba jeexal ko ba 3 heures du matin ñu ñëw toog fii si place Abdou Nar ngi fekk feete ko incha allah. monsieur le maire wax naa la keroog ma ne dafa am lu ma metti si talim dinaa tali bi ak commencé am lu ma metti xam nga lan la fii ma taxaw nii laa taxaw oto biram romb ma si talim dinaa mu metti ma xam nga lu tax mu metti ma parce que oto Abdoulaye Diouf Sarr moo fi doon njëkk a daw mais mu neex ma nag xam nga tax mu neex ma parce que moom dane Abdoulaye Diouf Sarr deful si Yoff dara moom dane li mu liggéey si Yoff Abdoulaye Diouf Sarr liggéeyu ko bon bu dee bay daw si loo xam ne Abdoulaye Diouf Sarr ga fi liggéey bon mu ngi weddi boppam monsieur le maire wax naa la Abdoulaye Diouf Sarr bokkul ak gars yi fu ñuy bokk monsieur le maire yow Abdou Nar bokkul ak gars yi fu ñuy bokk xam nga lu ñuy def gars yi nga xamante ne dañuy yëngatu fii ci biir Yoff billaahi wallaahi tallaahi am na ñoo xamante ne buñ doon bëgg seen biir kër maa ngi ñoom ma gañe leen monsieur le maire monsieur le maire léegi laa wax
de Terme Nord à Diamalaye sa meeting bi mooy premier meeting moo raw ci meeting yi ci lan mooy ci message yi nga xam ne moom la ñu fi délivré message yi fi jàll tey taxawuloo benn meeting ci commune bi dégg ko fa vraiment kenn amul seen fay te ñi nga xam ne ñëpp ñoo taxaw fii wax du ci kenn koo xam ne miin nga ko ci arène politique bi donc jeunesse su Ndenaat fierté la ñu am ci yéen te yéen ñi taxaw fi ñëpp wax seen morom bi ngeen jàkkaarlool bu ngeen mën a jàkkaarlool rek man ngeen ko mën a convaincre mu ñëw fii jàppale le maire Abdou Nar Mbengue Ndenaat dañu am lu kenn amul Ndenaat Abdoulaye Diouf Sarr man de barke dem rek fekk dañu nañ buntu maire daf ne ma Ndenaat 100% Ndenaat Ndenaat rek la mën a sañ a 100% parce que xam na ne Ndenaat bu ñu takkoo Ndenaat mën na ko indil 100%. élection yi nag mbir mi ci am moo di suñu camarade suñu responsable ki nga xam ne ci Ndenaat moo man ci social bi moo man ci santé bi moo man ci éducation bi suñu camarade Abdou Nar Mbengue nekk ci gannaaw Abdoulaye Diouf Sarr ñun dañu lay jàppale ba nga yóbbu Abdoulaye Diouf Sarr mairie Dakar waaye xam ngeen ne ñun waa Ndenaat fulla ju ñu am bu defee ndëg ba ñu ne maire yoo kan lañ koy jox waaye xam ngeen ne loolu mënul génne Ndenaat gi loolu mënul génne Ndenaat gi ba tax na képp ku ne ci ñun engagement boo amoon na nga ko yokk détermination boo amoon nañ ko yokk ñun li ngay gis nii Pambeng def ko fii ñu def ko Soto def ko feneen mais dama ne entraînement rek la combat bi ñëwagul te li ngeen gis foofu yëpp moo raw li ngeen gis ci meeting yi nga xam ne quartier yi def nañ ko waa donc tey Ndenaat bu ñu langee nan lay mel xam ngeen ne dinañ xam ne ñun duñu moromu gaañi de te bu beeguñu nag suñu permanence monsieur le maire Alassane Mbengue bu ubbee permanence bi fii képp kuy waa Ndenaat technique de vote du la jaaxal fii la ñuy yendu bés bu jot di def technique de vote donc na ngeen pare monsieur le maire Alassane Mbengue na permanence bi gaaw ubbi Saloum proximité yi na gaaw delloowaat ba mu demoon te man dama gis particularité boo xam ne si Ndenaat mu sedd sama xol trop ñu def ko ay pàcc jox ko ay jeunes yoo xam ne kenn mësu leen xam si Ndenaat kenn mësu leen xam si yëngut si politique mais ñu am détermination boo xam ne ñun ñi ci doon nekk suba ngoon amuñu ko donc vraiment ñu ngi leen di gërëm Mame Omar ak ñi nga àndal ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant loolu waa Ndenaat def bu ñu ko defoon ci quartier bu nekk Yoff dana mokk rumbu vraiment man de ba ñu waxee dama ne Ndenaat mënuñu woon teg stratégie bu gën boobu donc dañ leen di jiital rek topp seen gannaaw mais terewul rek ñun fa ñu toll ci politique bu ñu gisee suñuy adversaire dugg gis ñu mber ñun dañu la nga xam ne riposte ba nga xam ne moo ca war dinañ apporter riposte boo xam ne mooy la riposte appropriée donc ñu ngi leen di encourager seen détermination bu ëpp béy bu leen jaaxle bu leen xaddi Ndenaat gépp ngi seen ginnaaw donc fa may jeexale moo di gërëm rek président Youssou Ndiaye ñu ngi leen di gërëm suñu président soxna Issa Ndoye le directeur Djibi Samb As Mamadou Ndoye ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp Pambeng am nga mérite de sa tur fi mu toll yegg ci Yoff gi vraiment doo mën a kenn turam toll na foofu ngay participer ci développement Ndenaat parce que benn élève boo fexe mu am big am crayon rek vraiment loolu wane na ne yow vraiment dëkk bi ñor na la ñu ngi lay gërëm di la encourager monsieur Abdou Nar Mbengue nga xam ne ñu ngi sa gannaaw tey ñu ngi sa gannaaw suba ñu ngi sa gannaaw suba jusqu'au ba le 23 ñu teg la ci mairie bi te Abdoulaye Diouf mairie Dakar. asalaamaaleykum waa Ndenaat Mbaye Ndoye dafa baax rek
mooy suñu coordinateur bu waxee ba pare kenn na waruloo ëpp naa rek a si war a tegu monsieur le directeur maa ngi lay gërëm yow mag nga mag bu baax macha allah ñu ngi nuyu bu baax ñu fi teew ñëpp monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la jox sa yéeguwaay parce que wàcc baaxul yéeg a gaaw As ñu ngi lay nuyu Jibi ñu ngi lay nuyu sama doomu ndey Issa ñu ngi lay nuyu jërëjëf Issa yàlla yàlla fay la Issa maire bi dafa am classe mu ne ma sama yaay la ma ne ko looloo mën a tax voilà merci beaucoup maintenant dañuy jël kàddu gi nag jox ko suñu kilifa jox ko doomu naan bi jox ko ki ñu war a jàppale ki nga xamante ne moom it à chaque fois mu ngi ci soxla doomu aadama yi à chaque fois bu tax yaakaar ni nañ ko yaakaar di ñëw ci moom waaye bu ñëwee rek yàlla def li gën muy monsieur le maire monsieur Abdou Nar Mbengue la ñuy jël kàddu gi jox ko mu doon taxaw fi mu taxaw nii rek jàkkaarloog wàllu naat waxtaan ak yéen ay ci monsieur le maire. damay wax su ma ñëwee fii si Ndenaat yow yaay sama kilifa donc maa ngi lay jox nuyu waa Ndenaat bépp di nuyu bu baax Pape Mbengue mi moo xam ne moo waral lii je pense que Pape lii boo ko préparé woon kenn du xaj fii defe naa démb lañ fi jaar nga wax ñu ne tey jii da ngay ñëw inauguré arrêt Pape Mbengue waa jàppale nañ ne d'accord nañ ne arrêt bi tudd nañ la ko parce que naturellement les gens disaient arrêt Pape Mbengue avant tali bi ñëw donc yow mérité nga ñu tudde fii arrêt Pape Mbengue di la wax rek comme ni Alassane Sow waxe je pense que wax fa dëgg yàlla ñu lay sant di la gërëm di wax ne xam nañ sa taxawaay sama kanam tu es mon grand frère mais lépp loo xam ne war nga ko taxaw fii yaa ngi koy taxaw pour ñu mën a jàppale donc waa Ndenaat donc Pape dañ lay sant bu baax ci li ngay def di wax ne waa campus bi fii nekk yëpp ñu ngi leen di sant defe naa Ibrahima wax na ko léegi Pape Mbengue nga connecté wul waaye saa sax mu ñëw Pape Mbengue nga sonal nga ma sa fay gi fi gi dama ci taxawoo xam ne donc Pape dañ lay sant di la gërëm ci li nga def nangul nañ la tudde arrêt bi mais dinañ wax waa comité gestion bi ñu waxtaan je pense que président yu tali mën nañ ko tudde ñaari nit mën nañ tudde fii benn def angle bi tudde arrêt Pape Mbengue defe naa loolu bu ngeen ñu ko joxee ñu soumettre ko au conseil municipal dinañ ko mën a attribuer ba xam ne donc tali Ndenaat bi dina am ñaari tur à benn angle donc loolu dañ koy bàyyee waa Ndenaat mais ñu ngi sant bu baax donc le maire Abdoulaye Diouf Sarr ci li nga xam ne tey defal nañu ko bañ am opportunité bu mel nii defe naa Mathieu wax na ko léegi bañ taxaw fii sama point Pape Mbengue di fi waxtaan wi élection yi nag li ci doon wax nañ ko ba pare je pense que man waa Ndenaat aw ma seen fay jibi maa ngi lay wax ne waa Ndenaat ñu ngi may jàppale bu baax suñu defee waa Ndenaat am na ñu fi nekk mais bu fekkee ASC bi ñëw nañ taxaw comité gestion bi ñëw taxaw frais yi ñëw taxaw jeunes yi ñëw taxaw jigéen ñi ñëw taxaw ñëpp ne ma dundaa yow la ñuy jàppale donc man aw ma lu fay waa Ndenaat donc waa Ndenaat maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di wax ne rek nañu jàpp bu baax je pense que le 23 yàggatul mais nañ fexe ba incha allah au soir du 23 ñu mën a porter Abdoulaye Diouf Sarr à la ville de Dakar et je pense que defe naa kii wax na ko léegi May Ndoye wax na ko léegi Abdoulaye Diouf Sarr yaakaar na Yoff bu baax a baax d'une manière générale mais particulièrement yaakaaram da ko teg si waa Ndenaat bu baax te ñun waa Ndenaat amuñu droit décevoir ko mais ñaan l'ensemble des Ndénatois et des Ndénatoises incha allah le 23 ni ñu ko doon defee
ñu dem jàppale suñu leader jàppale notre maire Abdoulaye Diouf Sarr pour mu mën a jël ndam li wan na leen ko sànq je pense que liggéey laay wax na leen ko élection bi benn fan la mais ñaari yoon la ñuy voté mooy dañuy lancé vote bu njëkk bi dinañ lancé am na benn kees bu fay nekk bu ñuy bind commune de Yoff am na beneen kees bu fay nekkaat bu ñuy bind ville de Dakar ñuy ñaan bi ñuy bind commune de Yoff ñu votel ci Abdoulaye Diouf Sarr bu ñuy bind ville de Dakar ñu votel ci Abdoulaye Diouf Sarr te am nañ ci yaakaar bu baax ci ndenaat am nañ ci yaakaar bu baax a baax ci yéen pour que le 23 bu ñuy compter ñu ne kat ndinaat ni mu doon def defoon na ko ñun nag ndenaat luñ ci def rek xeeb nañ ko parce que amuñu lu dul ndenaat am nañ Yoff mais amuñu lu dul ndinaat donc As ñu ngi lay gërëm di gërëm yéen ñi ñëpp damay terminer ci Issa Ndoye defe naa Issa ñun ñëpp wax nañ ko tey jii bu taxawoon ne maa gisi la ci taxawu Ndakaaru fii ci Yoff kenn du ko weddi ñëppay taxaw ne moom la parce que donc moom moo fi légitime moo ko mérité mais Issa il a tout laissé dem kilifaam ne ko dama jàppale Abdou Nar kilifaam ne ko dama jàppale Abdoulaye Diouf Sarr mu ñëw ne bàyyi ne léppam je vais être avec Diouf Sarr je vais être sur sa liste donc Issa ñu ngi lay sant di la gërëm ñi ci des ñoo bokk liggéey bi je pense que liggéey bi man rek mënuma ko ñun tamit ñëpp mënuñu ko li xam ne donc moom la ñuy def mooy que ñu xam ne dañ jàppante benn Babacar Mbengue dañ koy sant Babacar c'est le responsable des jeunes ñuy ñaan la jeunesse de Ndenaat ni ma leen koy waxee fu Babacar oote dem leen ci ginnaawam fu Babacar taxaw dem leen ci ginnaawam on a un bilan boo xam ne dañ ko défendre te bilan bi yéen gis ngeen ne bilan bi fi Abdoulaye Sarr def kenn defu ko fi mais ñeneen ñi lan moo leen dese Abdou Nar nangam Abdoulaye Diouf Sarr nangam Abdou Nar nangam Abdoulaye Diouf Sarr nangam amuñu benn programme bu ñuy teg seen yéen ñoo xam ne mënuñoo jéggi autoroute bii bu ñu leen jeexee ñu mairie bi mu ngi jëmaat sa mairie bu njëkkam ni mu meloon mooy mairie bi xam ne nit ñi dañ foogoon ne bu njëkkoon mairie defar ay kii bi juddu la ay extrait de naissance donc ñoom foofu la seen xam-xam toll ñuy ñaan waa Yoff képp au soir du 23 ñu mën a voter Abdoulaye Diouf Sarr ngeen baal ma wa salaam jërë ngeen jëf merci